Asma ni nga ko waxee noonu la jamono ji nag gis nañ ne xaal dafa bëri foo tourné rek gaa yaa ngi bâche di jaay seen xaal mu nekk itam liggéey boo xamante ne ça peut nourrir son homme ñi nga xamante ne ñu ngi ciy yëngu ñu ngi far di ci suturlu bu baax a baax tey jii nag dañuy doxantu ba ca diwaanu Thiès benn dëkk ñaari gaar fekk fa mbaytaal xuma am na ay jaaykatu xaal yu mu tasee lan lañ ko wax léegi ñu dem découvrir ko ànd ci ak Mame Sidi Diop ak tonton Bakary dem Thiès kaay dellusiwaat léegi. man laa jógee. man la nga jógee. waaw. yow gis na la ngay jaay xaal lan moo dugal ci jaay xaal. bañ sàcc rek nga dool sam doole moo gën a sàcc quoi. mu ne sam famille ay yooyu quoi waaw góor moo da ngay liggéey moo gën a sàcc quoi. voilà moo tax ma dugg ay jaay xaal bi waaw. mais est-ce que jaay xaal bi mi ngi dox. doogul après dafa seer quoi. bénéfice bu bëriwul. bénéfice moo bëriwul quoi. bénéfice moo bëriwul mooy problème bi quoi. doogul après dafa seer. léegi góor rek. waaw noonu laa ko jaay ñeenti junni ay ñeenti junni ay juróom junni ay yooyu rek. chaque jour waaw. noonu laa ko waaw. est-ce que lii nii wër bi méttiwul ngay wër wala des fois da ngay dem fenn rek après toog fa. déedéet dama wër rek métti na moom. waaw mu commencé xaal yàgg na parce que jaar na ay ñetti at maa ngi nekk jaay xaal. xaal bi kay daa wàcc. waaw ñi ko bayoon kay fii dañu ko bëgg a jaay mënuñu koo jaay boo demee Saloum ñu ngi bëgg a jaay mënuñoo jaay nga dem Waalo ñu ngi bëgg a jaay mënuñoo jaay xaal bi dafa daanoo ak doole dafa bari ak doole te amuñu fu ñu ko mën a denc da ngay dagg muy yàqu boo xoolee fee wan na xaal yu yàqu fee léegi lu mat 10 000 yoo xam ne yàqu na léegi ma xëy génne naa ko léegi dañu koy jëggaani Saloum ak Waalo ba booy Gàmbi sax dañu fay jëlee xaal am na xaal boo xam ne ci wàllu Gàmbi bi lay bokk dañu ko fay jëlee moo tax lu mu yomb balaa ñëw fii da ngay fay ba daanaka day seer xanaa état de mu wutal ñu maye ñu mën di ko bay nga xam ne si waxtu jotee nga bay mën a am ay camion jaay doo ko jëndi waaye fekk yow boo xëyee da ngay da koy jëndi di ko jaay boole ko fanaan fii da ngay fay gars yi dañu fii lépp daal xaalis la rek lépp xaalis lépp waaw bëgg na ku ñu wutal mooy ñun man xam naa mbay mi baykat la mais mooy bi laa amul waaye kenn gën maa xam mbayum xaal waaw dama koy woyofal rek dama koy woyofal jaay mi dama koy woyofal waaw. yow chaque jour li ngay jaay est-ce que mën na yegg ay juróom-benn junni wala ñaata junni. chaque jour léeg-léeg ma am 100 léeg-léeg ma am 100 yu manqué. man na xaal xaal nag ba ma ko commencé moom dafa yàgg wax dëgg yàlla xaal yi nag xaalu Saalum laay jaay man Kaolack laa koy jëlee ca ginnaaw Kaolack waaw xaal bi neex na wax dëgg yàlla seerul nag wax dëgg yàlla seer na seerul xaalu Waalo moo gën a yomb waaye nag ku bëgg lu baax da ngay dem jënd xaalu Saalum bi moom neex na xonq na cere na waaw xaalu Waalo bi tamit neex na waaye daal boo bëggee nag xaal bu cere wax dëgg yàlla demal Saalum moom moo gën a neex xaal gis nga xaal yi ma yor qualité laa yor ma ne ko gis nga qualité bi ma yor. ay xaal yu mag la de. gis nga ko nii de xaal yu mag xaal yi 3000 xaal yi 2000 xaal yi. Aïcha mi ngi noonu Gorée moo ñu yóbbaale waaye ñoo ngi yoon ca Thiès fële nga xamante ni moom moo di benn dëkk ñaari gaar fukki buntu kem ni ko tonton Ndiaga di waxee pastèque gi ndekete dox na Mali ba Sénégal. mi ngi noonu Asma xaal bi fi mu ne nii dafay wulee ñaay fépp foo dem rek bu ñu añee ba pare dañuy teg seen xaal di ci lekk baax na en plus cherul li nga xamante ne mën nañ ko dépenser bu baax a baax di ko jënd ci yeneen fruits mën nañ ko def te Asma nag li ci gën a neex mooy consommer local bi nga xamante ne dégg naa ko ci moment bi mu ngi def promotion waa Saloum waaye waa Waalo itam seen xaal desul ginnaaw bu fekkee ni c'est nous dans nous rek dafay neex lépp c'est le Sénégal qui gagne fépp fu ñu ko mënti jëndee rek xaala ngi noonu Asma je pense que képp ki nga xamante ne toog nga bëgg activité jamono ji mën nga dem dugg ci njaayum xaal bi ça rapporte de l'argent lenn rek nag lañ ciy bañ ñi sant kan ak ñi sant Diallo di ko def mooy opérel ma Asma dañu am tuuti xel dañuy ñëw ne opérel ma nga opéré mu weex ñu bàyyi la ak sa xaal dem doxantu feneen ngoon dañuy wër rek di opérer loolu te war nañ ko moytu bu baax a baax parce que ki nga xamante ne tamit dafa jënd di jaay rek yow ak moom yéen a yem xamul xaal bi ndax baax na wala baaxul donc boo ñëwee buñ la opérer le mu weex nga jàll ca ka ca des finalement yaa ngi yàqal nit ñi seen jaay donc mi ngi noonu buñ demee di jënd daal Asma nañ jënd rek te bañ ci dugg ci yenn détails yi aussi. Justement c'est important jamono dañ toll ci jàppalante je pense que bokk na ci savoir vivre et astuce de bien vivre en communauté professeur mooy que
nga xam ne nii sa chance la rek. xaal moom noo ko xaajee rek. nu mu mel rek sa chance nga laal Asma point boobu xamu sax nu ma neexee. dañ ko bëgg te loolu bokk ci savoir vivre nit ki da ngay xalaat moom ba muy jënd tànnul. dafa ñëw ñu jaay ko soit ñu peeseel ko wala ñu jaay ko par groupe moom nu mu mën a xamee ne xaal bi neex na bu la nee xaal bi neex na ñeme yàlla la sax. danaan la yaakaar naa ne neex na parce que fi ma ko jëndee nee nañ ma lii ak lii ak lii confirmé nañ ma ko mais bu la waxee loolu cela ne veut pas dire que xaal bi ñor na moom noonu la ko jëndee léegi bu ñeenti nit ñëwee ñam dem Louisa léegi lu fay des. tamit loolu yëpp dafa metti nañu bàyyi di ñam aussi avant ñuy jënd tamit. Aïcha en tout cas mi ngi noonu ndekete man rek maa war a dugg ci njaayum xal mi nag xam ngeen lu tax laaj lañ ma lu tax. bàyyee ko waalo dal si Saalum. te Saalum ak Waalo dañuy doxal xaal bi. non su ma bàyyee xaal rek. waaw dina métti entrepreneuriat. motivation je change de motivation. on va fêter. donc tu changes. on va fêter justement les 40 ans de l'ENSA. mi ngi noonu Asma ci diwaanu Thiès la ñuy des ba léegi tey jii nag dañuy dem rek àndaat ak mbaytaal xuma ñeent fukki at la ENSA di célébrer nañ dem teewlu élément bi desiwaat léegi. supérieur pour maanaam fêter. ñeent fukk at yoo xam ne ENSA mu ngi fii ci Thiès di tàggat ay sénégalais ay africains pour suñu mbéy donc ubbi nañu liggéey bi am nañu ñetti weer pour liggéey ci seen thème boo xam ne ban taxawaay la ñu war a am pour former maanaam tàggat ay ingénieurs yoo xam ne mun nañu porter suñu émergence. waaw xam nga léegi ENSA mu ngi bokk. Aïcha mi ngi noonu Asma jëwriñ ji nga xamante ne moom la ñu dénk wàllu mbéy bi muy Moussa Baldé doon addu ci micro mbaytaal xuma comme ni mu ko waxee nag ñeenti atu école nationale supérieure d'agriculture célébré nañ ko lii nag mooy wane ni réew mi am na ñoo xamante ne seen xam-xam dafa màcc lool jëm ci wàllu mbéy liñ ci naxarlu kay Asma mooy li nga xamante ne duñ leen gis sur le terrain parce que ay ingénieur lañ buñ leen doon boole ci mbéy mi dina woon gën a am productivité ngir ñi nga xamante ne ñoom ñoo ci yëngu gis nañ ko rek dimanche bi passé Abdoul Mbaye bi mu jàkkaarloowee ak suñu confrère boobu Babacar Fall mi ngi doon wax ni bi mu nekkee PM gis na ay jafe-jafe yi nga xamante ne am na ci wàllu mbéy bi bu fekkee ni compétence bi mi ngi fi Asma teer yi mi ngi fi teer yi nag Asma buñ ko jël di ko jox genre Asma geeg genre roxee xamuñu mbéy nañ ko jox béykat yi ñu béy donc y a autant de questions autant de choses yoo xamante ne war nañ ko réformer ngir suñu béy jëm ci kanam président autosuffisance bi ñu diggoon ba léegi gisaguñ ci dara. Autosuffisance. Ouais. Mais Asma mun may 3 secondes rek ma féliciter 3 sama xarit yi nga xam ne ENSA lañu jógee. mooy Nicole Mansis mu ngi fii ci Dakar. Wali Diouf ak Juma Faye. lu tax félicitations yi xam dama sopp. mais parce que xam nga dañoo jàng école boobu la ñu jógee. ci li ñu doon fêté léegi ak ministre de l'agriculture. très bien en tout cas merci. c'est des anciens de l'ENSA. Aïcha très bien mi ngi noonu Binta Ba cant ak ngërëm ñeel na la. mi ngi doon Asma yu yéen rek jàmm ak salaam. Aïcha kon dañuy dem ci savoir vivre savoir être moom tey dafa dem marché remarqué ni mbuus amatul fenn. mu xam nga moom ñu xel mi day màcc nag day dox bu baax. te commercial la woon. te moom la ba tey moom nee na mbuus yi lay ñaxtul madame Cissé Rokhaya Dia à toi justement l'antenne. Asma un peu de sérieux. bàyyi leen perturbé yéen a ngi classe bàyyi leen di ngeen def Louisa xam naa ne mbuus bu manqué di nga ko yëg ndax Louisa xam naa ne ku ko xool xam ne bëgg na jëndi ak ñëw Binta ku ko xool xam ne li muy doxantu ci marché bi bëri na professeur parfois mu wàcc laal fa ay kawas wala ay dàll ak yooyu yëpp mën naa nekk Asma yooyu itam parfois nga wàcc ci marché bi am loo fa jënd donc n'importe quel produit boo jënd rek ban support nga koy def sachet ngay wut pour def ko dafa tàmm naa ci bu noir. waaw tàmm nañ ci bu ñuul bëri sutura loo ci def boo ci defee fonde du feeñ nga def ci ginaar du feeñ nga jàdd may ga def ko ci mbuus bi du feeñ donc dafa bëri sutura ba tax na démb damaa jaar marché gis ne sachet yu bëri dañ ko ramasse Asma looloo tax ñuy ñëwaat ci dañuy fàttali rek jeeg yi ñu fàttaliwaat ay astuces yoo xam ne mën nañ ko am tout le temps dañuy tàmm bu ñu demee marché duñ yóbbaale dara te pourtant dañuy dem pour jëndi donc boo jëndee li ngay jënd fan nga koy def da nga ko war di xalaat saa su nekk ndaxte loolu dafa am solo ndax bu fekkee jënd nga sa produit boo mënti jënd mu nekk alimentaire wala leneen loo mënti jënd am nga foo xam
xamante ne moom nga ko mën a def pour mën ko transporter mën ko yóbbu sa kër donc loolu il faut ñu xalaat ko bu ñu demee ba mbuus ñu ngi koy tere ñu ngi koy wax boobu ba léegi mais gis nañ ne que ne ñun Sénégal dañuy bàyyi bu ñu avertiré dañuy bàyyi ba dernier moment ku nekk di daw fu nekk nga jaar fa ku nekk di ñaxtu alors que avertir nañ la bu yàgg ça fait des mois ñu ngi dégg ni sachet yi dañ koy tere parce que baaxul ci environnement bi donc boobu ba tey ñu ngi koy wax nit ñi nag xawma ba xam ñu ngi dox ay jéego pour waajal seen bopp ñi nga xamante ne peut-être seen liggéey dafa tënku ci wàllum sachet yooyu wala pour ñi nga xamante ne ñoo nekk ci marché yi di jël seen produit wala ndugg yi di ko def ci sachet yi ba xam ñu ngi waajal loolu moo tax ñun jigéen ñi surtout nag ndugg bi dafa am solo moo tax ci loolu laay njëkk a commencé ñii di dem marché professeur wala ki nga xamante ne mi ngi dem marché war a ndugg ceebam bu demee fan lay def jënam wala légume am dafay am solo bu mbuus amatul nañu fàttaliku démb nañu xool li nga xamante ne aussi moom moo bokk ci ñun ñu daal di koy njëkkee balaa ñuy ñëw ci yeneen yi nga xamante ne aussi moom i tamit créé nañ ko te mën nañu servir de support yi nga xamante ne mën nañ ci def suñu yenn produit dañuy ñëw ci leket nag leket moom lañ daan taamu maman yi moom lañ daan taamu suñu maam yi moom lañ daan taamu pour di dem marché ndaxte dafa am secret boo xamante ne moom moo nekkoon ci leket boo ko tàmmee di ko nduggee donc leket comme dafay law boo koy tàmmee di nduggee sa kër du ñàkk dépense looloo daan tax ñuy nduggee li nga xamante ne moom mooy leket bu ñuy dem marché moom la ñuy jël am na ci taille bu la neex donc mën nañ continuer di ko jënd ñun nag leket léegi pour sebet ceeb rek lañ koy doyee buñ ko amee duñ ko exploiter pour yóbbu ko marché am na nag ñu koy def ba tey mais bëreetul pourquoi pas ñi nga xamante ne ñooy dem marché nañuy yóbbaale li nga xamante ne moom mooy leket parce que dafa bokk ci ñun ba pare dafa am solo ndaxte bu fekkente ne yor nga ko da ngay non seulement dafa baax ci koom-koom bi ndax tout le temps ngay dem di jënd sachet 100 francs yi ngay jënd boo ko dajalee romb na leket bi ngay jënd te mën na def ak yow ay at saay booy dem rek da nga koy jël nga yóbbaale ko booy dem marché mais bu fekkente ne aussi da nga am yeneen produit yi nga xamante ne moom ngay jënd mën nga taamu li nga xamante ne moom mooy panier yi nga xamante ne moom la ñuy defar di ko ràbb aussi dañuy gis ne suñu mbokku malien yi dañ koy faral di ko liggéey donc bu ñu demee sénégalais aussi di ci bay seen waar panier yi pourquoi pas mu ñëwaat am nañu ko am mais peut-être je sais pas complexe la parfois dañuy rus wala dañuy tayal man xaw ma lan moo ñu jàpp jigéenu Sénégal ba tax na bu ñuy dem di nduggee xam nañ ne dañuy soxla yi pourquoi pas ñu yóbbu ko te lii noonu lay mën a yàggee ci kër boo ñëwee da nga koy nettoyer ba mu set wecc daal di koy fomp ba mu set tegaat ko demain booy dem marché nga yóbbuwaat ko te doo jënd mbuus doo yàq xaalis boobu xaj na feneen te dafay yàgg ci yow panier yi nga xamante ne am na façon bu nekk nga ko jënd am na yu am couvert am na yoo xamante ne moom nii nga koy téye am na aussi leneen li nga xamante ne ñu ngi koy gis temps yi tamit ci marché yi nga xam ne mën nañ ciy def suñu ay bagage moom mooy sac en tissu yi nga xam ne bëri na fi léegi lu tax sax mu gën fi bëri asma parce que amoon na fi mais daawuñu ko yore mais dañoo gis que ne Europe tubaab yi ñu ngi koy commencé di jël ba am na ci ñoo xamante ne sax dañ lay woo di la ko commandé fii parce que dañuy soxla saag yi ci été bi moom la ñuy def seen bagage wala parfois suñuy ndugg dem ci yenn hypermarché yi moom la ñuy yóbbaale donc ñu gis ne Sénégal léegi commencé na fi bëri sac yi nga xamante ne en tissu la pourquoi pas ñu ni tamit ñu am ci boo ñëwee bu tilimee da ngay fóot ba mu set rek saay booy dem nga yóbbaale ko te dafa neex a lem dafa neex a yóbbaale sa sac nga koy def wala bu fekkente ne ngay jàdd marché te xamoo ko mën nga ko bàyyi sa oto wala nga lem ko ba mu sew dugal ko sa sac nga yóbbaale ko boo jëndee li ngay jënd nga def ko ci moom moo gën taxaw ci marché yi taxaw ci boutique yi di yéexantu parce que doo am fan ngay def sa bagage léegi sax marché yi boo demee femmes yi dañ leex ba xam indaale nga panier wala indaale nga leket foo ko def parce que ñoom tamit dañuy am problème fu ñuy def seen légumes yi fi ñuy def li nga xamante ne mooy seen produits alimentaires yi il faut que ñu delloo si waat leket yi ak panier yi utiliser li nga xamante ne voilà xoolal li dafa jagamaar dafa war a di doxantoo diggante yor bi 10h30 jàpp 11h buy dem marché dañ koy sentir dañ ko daan gis moi j'ai grandi dans une ville justement 4 communes voilà des 4 communes da nga daan gis ñun charrette lañ daan jël mu dem marché da ngay sangu ba set defar ndekki ba pare solu def sa ndoket bu baax loolu moo taxoon xale jigéen di yàkkamte sëy ndax seet gu bees gi ñoo doon aye ci biir kër yi léegi bu ñuy dem marché da ngay yëg ni kii tey moo aye day dem du matin au soir dafay feeñ dañuy def seen ndoket bu baax def seen musóor bu baax professeur te seen panier mbaa seen leket te bu ñu demee marché am na sutura lool ñu ñibbisi waa ci kër gi ndugg togg loolu yëpp bokk na ci li nga xamante ne mi ngi nekk en perte de vue ci suñuy valeur culturelle madame Cissé loolu nga wax dafa am solo dara dindiwu ko dara fayu ko professeur bu njëkk ba mag ñi Binta Louisa
ci lañ daan labat paa yi dañ daan toog rek ci lañ daan labat buñ gisee Binta mu yore lekketam wala mu yor pañem ak dégagement bi mu koy yoree dañ ciy bég donc ba tax na mën nañ laajte xale bi fan la dëkk bu ngoonee ñu doxantu fa nànk ak seeni kurus wala ak seeni koppati donc jaaru Bakary Banora ak Mame Sidi yooyu la ñuy def bu njëkk ba loolu moo amoon mais daf ciy baax nag parfois xam nga ñun xam nga modernité baax na mais danga koy xaw a mixé tuuti nag parfois nga xaw a jaxase mélangé donc daf ciy am solo ba tey rek nga yor leket rek yóbbaale ko mais surtout instant bi dafa nekk nécessité nga xam ne dañ koy soxla surtout nag bu ñu demee fii ak ci kanam fii ak ay weer xam naa ne règle bu ñu ko gënee appliqué ndax commencé nañ di dugg ci marché yi di ramasser lépp luy sachet ñu ngi koy commencé di ramasser bu boobaa dinañ am problème te boobaa tailleur yi dinañ gën a mën a liggéey sax ndax tissu bi yomb na da nga koy dem peese ñu jaay la ci nga def ci ay sachet yu bëri ñoo teg ko sa saak bu yàqu rek nga jël beneen te boo ci jëndee benn balaa ngay jëndaat yàllaa xam te am na ci taille bu la neex mën nga commander taille bu la neex donc Asma loolu laa leen indiloon tey ñu fàttali li nga xamante ne moom dafa am solo ci ñun ndax bu ñuy dem marché mu ñuy jënd body sax ci mbuus dañ koy def donc sachet yi dafa am solo ñu jéem a wut lan moo koy remplacer. Justement c'est très important pour ñii dem dugg c'est important ñu fàttali leen ni ñu yóbbu leket dégg naa vertu yi ci am dafay tax yow sa leket bi du mës a vide dafay tax li ngay togg day sakkan professeur dafay tax li ngay togg day barkel kon nag ñun bu ñu bàyyee leket bëgguñu lu baax nag wax ak ñu jot na te itam sac yooyu noonu ngay wax mën nga am na multifonction c'est-à-dire mën nga ko yóbbu plage mën nga dem pour def ton shopping nga yóbbaale ko am na sutura te sa yëfi bopp la mën nga ko yóbbu professeur sax plage dugal ci say daal ak yi ni mel mën nga dem pour jënd say diw tocc-mukaay ak li mel noonu wax naa wala fu yàgg tocc-mukaay de mën nga ko ci dugal et c'est à multifonction boo demee supermarché ba mën nga ko yóbbaale et ainsi de suite donc à un moment donné il faut que ñu revenir à nos valeurs d'hier revenir justement à ce qu'on appelle Mame Sidi va me tuer il va te tuer Bijou Aïcha mi ngi noonu voilà donc Roxee loolu la quoi xam nga lii bu ma amoon sac bii dama ciy dugal ndugg gi dëgg la lépp nga ciy def te kenn du xam waaye Régis duñ comprendre wutal sa sac bu ñuul rek teg ko nii teg sama wet loo sentir rek dugal ci dëgg loo fàtte kii ko jël Louisa booy dem wuti suñu produit yii produit yi nga xamante ne moo ñuy taaral wutal ci sachet yi wutal ci tissu saagu tissu yi sax mën na la matin nga jox nga mu jëndi pain oui aussi poussière beeg lépp nit ñaa ngi lekk microbe jënd yàpp def ko ci mbuus te alors que mën nga jël sachet yi wala nga jël li nga xamante ne mooy sac yi nga fi indi et puis lii sax day pousser artisan yi nga xamante ne ñoo nekk di liggéey di ko gën a defar très bien vraiment c'est toute une chaîne boo xamante ne li ñu moom buñ koy utiliser day tax productivité bi gën a yokk ñeneen ñi tamit liggéey bi gën a dox Aïcha en tout cas ci valeur yi waay li ñu indil am na solo lool macha allah tarkalla. merci pour les règles de bienséance. Aïcha très bien politique gi nga may séentu nag am na ku ma ko gën a yelloo jamono ji te mi ngi fii ci plateau bi toog. buñ ko joxee léegi rek dana gën a fay. Rokhaya Dia, Madame Cissé, merci beaucoup à toi pour cette chronique très pertinente d'aujourd'hui. Merci aussi à Bintaba, professeur d'Anfara. On termine en beauté avec justement le carrières et profils. On a parlé au propre comme au figuré. Oui. Voilà, justement, hard skills, compétences techniques liées au métier. On a parlé des soft skills, mais on va parler aujourd'hui. Vraiment, je suis pas anglophone nag. Mon def may indi ay anglais mo war ko lire. Hard skills mooy lan. te pourtant nag wax nga lu am solo te ci sa exemple lay démarrer. Aujourd'hui tu es dans la communication. Oui. Aujourd'hui quand on parle de hard skills, ce sont en fait des compétences yoo xamante ne mën nga ko jëlee ci certification. Aujourd'hui si tu es certifié en d'autres langues, tey jii tu peux viser l'international ou bien tey jii boo doon làkk anglais moitié émission bi nga def ko français beneen moitié bi nga def ko anglais dina am ñu la gis proposer la ay postes donc. damay làkk anglais léegi dégg donc c'est ça en fait ce sont des certificats des certifications en fait que tu peux faire. Qui viennent compléter en fait les tout ce qui est compétences professionnelles diplôme beeg yooyu noonu. donc mu ngi noonu ni mu duggee noonu dafa mel ni baax na de. aujourd'hui quelqu'un ki nga xamante ne dafa am cursus am dafa nekk série littéraire. tey jii pour compléter li nga xamante ne mooy sa diplôme yi bu dee da ngay viser yenn postes yi mën nga peut-être dem savoir faire une rédaction de texte sans faute, maîtrise de l'orthographe et tout. Et comme li ma ko waxee quelqu'un qui est dans le domaine de la communication aujourd'hui maîtriser tout ce qui est sur le plan professionnel li nga xamante ne mooy moo nekk ci réseaux sociaux yi tout ce qui est community management et cetera loolu nga maîtriser ko day ñëw day bokk li nga xamante ne mooy sa outil
mën la dimbali tey jii nga gravi yeneen échelon sur le plan de la communication. Alors beneen bi mooy le coaching. Alors le coaching bokk na peut-être ci soft skills yi, c'est-à-dire savoir en fait gérer ton équipe, savoir organiser, savoir li nga xamante ne faire confiance à tes collaborateurs. Recueillir li nga xamante ne mooy seen xam-xam nga dolli ko ci li nga xamante ne mooy moom nga am wala moom la ñeneen ñi am. En tout cas favoriser li nga xamante ne mooy cohésion d'équipe bi. Donc am des aptitudes en coaching. Tey jii mën nga dem ci professeur d'Anfaxa, tu es appelé à être manager, nga dem def une certification en coaching. Ça te permet de bien gérer, de bien être le manager en fait incontournable. Wala ça c'est des aptitudes boo xamante ne ki nga xamante ne yor na sa CV peut-être doo mën a def yëpp, mais y a une liste boo xamante ne mën nga ko bind ci suuf que tu as fait une certification en coaching. Mais li ngay bind yëpp il faudra que ça soit prouvé avec des certifications loo xamante ne mu ngi ci CV bi en même temps que les diplômes da nga koy indiwaale pour wan ne que ne def nga li nga xamante ne mooy kii certification bi may wax en coaching. ni lii ngay wax ni dëgg la am nga lu koy mottali. Voilà bu fekkee ni dañ bëgg a ut xam-xam boobu ci yow. Très bien, toujours on prend l'exemple ci ñi nga xamante ne dañoo nekk ci secteur communication maîtriser li nga xamante ne mooy logiciel aussi, la maîtrise des logiciels, ça aussi c'est un support, c'est un plus boo xamante ne mën nga koy yokk ci li nga xamante ne mooy sa diplôme bi nga am en communication. benn bi mooy en marketing aussi wax naa ko fi maîtriser tous les outils yi nga xamante ne moom la marketing di laaj. Peut-être mën nga laal tuuti ci technique de vente. mën nga laaj aussi ci négociation. En fait ça te permet d'avoir li nga xamante ne mooy des plus en fait, parce que tey jii ki nga xamante ne am na diplôme am mais am na ay certification yoo xamante ne def na ko, parce que peut-être comme par exemple di nga déglu ñu bari ñu naan déposé naa ba sonn. amuma dama mujjee sax dem defi beneen formation, alors que mën nga xool sur le métier de tout ce qui est marketing communication. xool des certifications yoo xamante ne mën nga ko am te mën na ñëw dooleel sa liggéey ci li nga xamante ne mooy marketing. beneen bi mooy la gestion de projet. Aujourd'hui un avocat, un expert en communication aujourd'hui, un comptable peut avoir des aptitudes yoo xamante ne c'est en gestion de projet. Loolu ça c'est dans une optique en fait après dañ lay responsabiliser. nga xam ne yow kat projet bu ñu teg tey jii am nga bagage bi nga xamante ne mën nga gérer li nga xamante ne mooy projet. Alors ñu jël benn métier en fait, un métier en vente. ma joxe li nga xamante ne mooy exemple de hard skills. L'anglais est difficile, hein? So hard, ça veut dire difficile. Compétences difficiles, c'est ça? Exactement. Voilà. Compétences difficiles. Après, il y a des compétences yi nga xamante ne c'est transversal. C'est transversal dans le sens où gestion de projet, maîtrise li nga xamante ne mooy des outils des réseaux sociaux. Yooyu mën nga ko c'est pas parce que communication rek nga def loolu da nga ko war a jàng. Loolu soo ko jàngee mën na la jëriñ ci yi nga xamante ne yeneen métiers yi ngay def. am na yoo xamante ne aussi c'est non transversal, hein. Donc ñu jël benn exemple pour jeexal muy le métier de vente. Aujourd'hui si tu mën nga seet peut-être ay certifications yoo xam ne dañ koy def en capacité de négociation, peut-être loolu coaching bi mën na la ci dimbali. beneen bi mooy découverte des besoins. Yooyu yëpp booy xool moo tax c'est très baax na tamit soo amee sa diplôme nga xool en fait des cours ou bien disons des séances de formation yoo xamante ne dañ koy def pour acquérir connaissance ci li may expliquer nii, connaissance des marchés et des produits. Et baax na aussi être analyste, am savoir-faire ci li nga xamante ne mooy l'analyste des données, parce que ñëpp xam nañ ne balaa ngay commencer projet il y a des études de marché à faire. bu ñu defee loolu pare il faut nga mën a en fait analyser données yi nga xamante ne pour xool yow sa projet noo koy gunge. Alors wax naa ko fii muy actualisation des connaissances sur les tendances de la communication. Loolu aussi di nga am peut-être ñoo xamante ne seen xam-xam màcc na ci ñuy def ay formations yoo xamante ne peut-être une journée ou 2 journées, mais dina la permettre nga xam li nga xamante ne mooy nooy jànge ay information ci ay analyse ci ay li nga xamante ne mooy sondage. Donc loolu yëpp baax na pour nga dem en fait jël ko muy en appoint ci li nga xamante ne mooy diplôme yi nga am. Alors donc ce qu'on a compris